different police place. And now we say, money time be our commerce. You are alone. The power of advice from the director. This scientific evidence may then go and take. Not necessarily, you make from them, can be the advantage. It's very clear in the act. So there is no office, so right hand side. The resources act is over, overtaken. Right now, taken. And also on the fishing boats. So they are not so like it. Well, so they before. You pay number place. I think it's part of 500. You know, pay. Yan number plate. Come motor you know number plate. Can I get out? Galbo and the movie. And I put you there is some GM. Why we got GM and your number places. So they said they're going to know. I don't know what to tell you. Gentle guy. When you know in the hands, fail number places. But guy fail. Bima funa bima wa fi yo bima wa yo what is not commencé EU union notification the expert ne fait the fishing qui avait bi amam yo expert so ñun ko baye xel ñom lañu ko baye xel ñu ko def pressure EU tam ñu ko def pressure from the parliamentarians so dafa daje waaye nag partnership ñu ñaar ñëpp d'accord nañu dañ ko war a continuer ci beneen kii arrangement bu bees bu ànd bu bokk ak kuréel ak arrangement wala li mooy fi nga laajte voilà pour ma leeral maa ngi jégal xëy na si olof bi la waaye su ma doon waxee waxuma comme time bu ñu tëj géej bi ak time bu ko war a ubbi my question mooy woon ne naka lañ ko nekk di saytoo mooy yan mécanismes lañ am in place so that tëj bi mu mun a effective because over the years liñ lay gis mooy ministry bi dina announce tëj terewul ba léegi dina am yeneen yoo xamante ne dinañ ko fitta and Omar can attest to that dama dee dem si tefes yi Omar yi mu ngi nii si jógee si association bi mun naa attest to that so loolu laa doon laajte. waaw am na at boo xam ne jéem nañ ay gaal bu njur waaye boobu seetluwuñ at bu baax kees lu mu daptoo ci course waaye léegi seet nañ ak bi gis nañ fa section boo xam ne léegi mën a police si loolu kuy téye ren dañ ko yóbbu ci course te bu yóbbu police dañu laa yóbbu ci seet am nañ doole boobu pour yóbbu la ci seet am na doole pour traiter kees boobu une poste la fay su fekkee ne gaa ko def tam ñun boobu am ci ñun c'est fii la di saa si dinañ leen waxal comme que wax nga léegi dinañ leen binda nañ leen ko waxal leen gaal bu ci involve rek nañ fexe ñu xam ko dinañ waxal mairie bi dañ waxal police yi dañ waxal chef yi ak alkaali yi ak biir si nañ waxal leen pour ñu tëj ko fi ko war a jaarale mooy pour ñu gisal ko soo gisee mu tardé rek loolu lay def suñ ko bindee noonu rek te en jaar ko ci loi bi kuy téye du ñu mën a defal dara te loi bi dafa ne dañ ko gese te gese nañ gese bi génn saa yi naaw l'engagement yëpp am nañ ko so kuy téye rek bu ñu ko gisee dañ la ko. Thank you. May we go to the left hand side? Yes. All right, thank you. All right. Yes. My name is Ali Fati from King FM. I need a little bit of more clarification from the Honorable Minister regarding the illegal fishing in the country because I have two things, and this is my second. I want justification on this thing because, as you said, if any illegal fishing boat was caught in our sea, you use two procedures. One, to pursue them, or to use the ministerial procedures. Can you be specific here? Can you know which procedure you are going to use when you come to the ministerial power? Please. Yeah, that's it. I think I was very clear. I said there are two options. When somebody is arrested, the law says they right to, and
you have 30 days to respond. To say, I prefer going to the course, or I prefer to be dealt with administratively, which most of the vessel owners choose to do. And therefore, a consultative committee will have to review the case and recommend a fine for the minister's endorsement. And that consultative committee is headed by the Permanent Secretary of the Ministry, and members are Permanent Secretary Finance, Permanent Secretary Defense, the Solicitor General, and also the GM, the GMA. These are the members. We have our Director of Fisheries, who is Secretary. And in most cases, they choose to go before an administrative committee and not to go through the courts. Any order? Yes. Thank you. Yes, good evening, Honorable Minister. My name is Ansuman Akoli from the University of the Gambia. My question is, you did mention about the European Union catching tuna fish in the 6 countries, including Gambia. So, in case if there is a violation of such that they catch other fish and then the complaint comes to your desk. So, what is the position of your ministry or the government of the Gambia? What position will you take to address that situation? Thank you. I mentioned that that's a bycatch. It's caught by accident. What they go after is the tuna. And in catching the tuna, there are many other species that they catch along with. And those reports are reported to ICAT, not to us directly. ICAT is the International Conservation of Atlantic Tuna. That's controlled there. And the reporting is done to ICAT electronically. And then we get the results from ICAT. And each and every vessel owner or country fish according to a quota. Does that answer your question? Yeah, so now, Huh? if the case happens to brought into your desk, If a case is brought to my desk, yes, it is still the same way. If it comes to my desk, it's still the same way. It has to go through the consultative committee and the fines will be recommended for endorsement. Thank you. Okay, yeah. There's someone around here. Yeah, please. The one here, right? Yeah, sure. Thank you very much, Honorable Minister. My name is Lamin Dua. I work with Hilltop Radio and as well as the University of the Gambia. I work with Hilltop Radio and as well as the University of the Gambia. Part of the question I had, you said that you are making plans to build fish landing sites anyways, and you are calling for public-private partnership for that, so that the fish that are coming from our seas land on our country. But now, in that, having had stain issues of corruption around the ministry in the case of Panja, what rebranding strategy are you putting up in order to be able to sell that position to other private investors? That's one of the questions. I don't get you, but you have a long preamble to your question. Okay. Can you ask the question? So the question is quite simple. With the allegations of corruption coming from the ministry in the former permanent secretary, what rebranding strategy do you have in order to attract foreign or other private sector investment? Do you have Branding strategy branding strategy? of the ministry. We need to do a branding of the ministry. That is, we have our laws, we have the incentives of DIPA, and I never said we are looking for public partnership to put up a landing port. I said we have approved donors, JICA, ADB, and also the World Bank. That's a major investment. But of course, if a private investor can do it, was more than welcome.
But I said we are also encouraging investors to put up fish processing plants. That's what I said. So that when we have our whole catch landed in the Gambia, they can be preserved because fish, you all know, is a perishable item. Yeah, that is my position, Honorable Minister. Because you're saying you are trying to attract investors. Yes. That's the point. Yes. So there has already been a consistent and court judgment over corruption issues in that ministry. So what are you doing to rebrand that? The court judgment was against an individual. It was not against the ministry. If I may put it right. Like you said, it was against the individual, but not against the ministry. Hold on. Yes, you have anything to add Yes, sir. My name is Lucy Haba, and I'm working with GDTV. My question is, from our recent interview at China, we received a report from the fishery, and they made the question of otherwise three people have been dead in the fish, and because of because government they may you only see widely and they have filed complaints about it. My question is, what is the ministry working according to working apostolate for solutions? Secondly is another government in the plan to engage young youth to encourage youth engagement to promote fishery. First one, I will get the last one. Okay. To assist in use. Yeah. Participate in the sector. Sector, yeah. Yeah, I got that one. So the first one was clear. Yeah, you have the privilege to act in local languages. Any of you, please. You can go ahead. Thank you. All right. You might watch the second one. Where one have you build 20 fishing boats. And the Lulu, Dorin Villa. One on the Sanya, definitely by now. You see like a fool. You encourage them. You come and say, you never. Well, I want that answers your question. Small construction, my recent report the guy, then the Montuna again, and you fake a foreigner say fofu, and then try to water a guy, since guy, same board be more than a reason boss, and you try and you take over, force guy to take over, and look over and get the new cost of board. When Nyar investigate and one of them, small escape, move reporting pay. So, what is your plans about it? And London can say, solve problems is very low time. Lima understand send that anyway. They don't nothing. Yeah. They come in contact with a bigger fishing boat. Yeah. And they have issue of. Wow. No, it's not to avoid that. Sure. How much bit regular? If I have you go have. Unless it is reported to us, you go have. Why should be reported to you? Galbo am issue with. You try the fishing system, one fish monitoring system. That's FNC. Mostly busy. So you don't get home. You must say the 90s Galbo, Amagal will be problem. The gate, never is. Then over. People that Omar movie, Gali Maki, they dog Mali, Gali all the time. They get that news department, they all Galbo, where you have the Bangala. You make sure that link way out, you fail. You form my band case them better. What have the second one? You have someone around there? Yeah, Honorable Minister, andi ba lafa diamala mani ko lafa ni karo ko wala. Minister, lafa ka benyi ka.
ya dibe na alhawa surtout bala fanato Gambia e kola suje kunun del kana banko ni kanyam dum masa kundala lansing ojina ikanyele mutanyame na papa kono le mandoro sal ko mol na nyel kamba kadi ka nyeme son del muta ikatwa ali telefon bu kana feki le fati doro ako Gambia no nafa ko telefon nafa mutan na nyi tapi da kan ni sanita bu fon ben sanita sanita nyalo ni manko bes dunda bango kan ni ata fero wala Gambia masa kunna ila tunda ko ale mun da ni kaje fan ko ci bali ya ni de mun da je ko day ka Ngalo na dia mo ko ya na ko Santabila. Nous avons le dans Sénégal, Mali, Guinée, il y a des pays qui font la mode cadette. Il y a des maisons pour qu'il y ait des maisons qui sont il y a des banques. Nous avons fait une position, une position de la il y a moins de ressources. Nous avons tout le temps à l'effet. Il y a ça, tout le temps à l'effet. Nous devons la mode de cadre. Ni muda na kulu detail ila masomo ke kar ko de bedeli bu ko na fa sa makko ye file ye nyem de mesa mo muda na busila ko fe sifa ndo ke kan no sai be ba ko be ke kan muda be kan on less diri ko fa dolla ba di ko ma ko ndo la fa ma asunta Still open. We have questions on this side. Yeah. Should I start on that side? Someone there? If not, you can, yeah. Okay. Kathy is gonna ask a question. She's left. Oh, Good evening to you all. I am the CC. Thank you very much, Honorable Minister, for your deliberation. Thank you very much. Some time ago, I heard of a news story that there are some Chinese or some foreign nationals are causing havoc in our seasides, especially in Katong and Tenjie. What are you doing to stop that road? I believe this is also affecting people living in that area. Thank you. Well, the information has not reached us, and as soon as it reaches us, we will do something seriously about it. On the question of some Chinese, I can assure you, as of today, we only have 7 Chinese vessels in our waters. Because of the drastic increase on the fees, and also the rejection of sending international vessels plying in our waters, most of those vessels have now left for Sierra Leone and Guinea-Bissau. thank you. We have another question. Good evening, Honorable Minister. Thank you for the delivery. I'm a student of the university. My name is Amos. Basically, my question is the vessels that are available already that your system, your ministry has the record of them, like if they fish, wouldn't it be possible like they are, before they leave the country or before they leave with the fish, like there is some sort of like an inspector knows what is taken. And then like even what they collect, wouldn't it be possible also like part of what they have already caught is sent to the local markets that people can also access the fish. Yeah. Understand my question, sir? I think your question is whether the catch part of it is brought into the market, Local market, yeah. local market. That's your main question. And then another one. That is like the very vessels that you already know that is like in the record in the system. Like, would it be possible before they leave, like if they get the fish, like they should be inspected before they leave the country or they leave with the fish? No, there are 2 categories of vessels that fish in our waters. Category 1, they do 100% landing in at our ports here. The 100% catch is landed here and sold in the local market. Those of the vessels that land in Senegal, because of the facilities there, they give us 10% of their total catch. And that fish
is sold in our local markets. And part of it is given to the hospitals, the prisons, and also Amke School of recently have started giving them fish. We're gonna go to that side. Hello. Let me just give Honorable Minister a break. I can go. Yes, sir. Please. Honorable Minister. Good evening to the panelists. My name is Siri Saha from the University of the Gambia, student. Learn in Karo Kala, Manika County, through Gibela, the Sokono, in Karo farm. Many Karo Dama found in the other president in Yinka about the havoc on our seaside. But the Karo basically at the Talama found in we all know about seaside to factory one of the examples is the golden lead at Gunjur, Sanyan, that seaside. So we have all seen over years what it can be done. Ngajele mama mikera o mafala kaliko na seawater is being fergo minka kaje ko mi possible minka faje kabo factory to minka tawo mafala masakunda ni aton dira mafala ani Ministry of Health alben sifara takanje kaje ko wedan ka tungo mafala bi ngajele ko as marine creatures asi patamino bake anu wasina translate ignore ka harabatu mantora bake bakoka ato de sifara takanje kaje ko weda abagawa Garo very important. Orname la item correct. Wo eso geolori mo menka bo factor ko. Nunte ka bom fen ko substitute ko. But sai as today we choose properly of the family. Ni apuma ni ngalo ka geo di no ka export ka boni ka sama tena ko ka tena malo. Geo ni ka fa isa ni ka bo ka sama. You want me to have the million girls all down? Now, what much of another day, I say, we come over there, never let them make our way. Tomorrow, the million girls all down. You are in this is like thank you. Thank you, Honorable Minister. There's a lot of energy, I can see. Honorable Ministers here also and the audience. I will invite the permanent secretary to say more in our local language, most of it will be Mandinka, so that you can enlighten most of our people that are at home. The other thing is that I had a question that is regarding Panya. Honorable Minister has explained what has happened, which is an individual, specifically an institution. We all ought to know democracy is very complex. Sometimes people think it's easy, but it goes with procedure. So that is why government will be given credit for taking anything that is related to corruption, just step by step. It's investigation. It all has stages. So it's not like you will do it in a But when somebody does wrong, obviously there are procedures, and these are the procedures that we will always follow when somebody is accused of something like that. He was convicted. So the government definitely, as I said, they did well, as the Honorable Minister said, in terms of fighting corruption. However, the case pertained to him alone and not the whole ministry, specifically. So the officer in question is key. The government has convicted the official, the law has taken its due course, so the ministry doesn't need to rebrand. I think that was what we were asking. Thank you. Yes, welcome.
Thank you very much. And we use the opportunity to thank the Honorable Minister for the wonderful presentation. I just want to go back on what he has said in Manila language. Bade on bal kontro na bake, jibe langu mebe, na mitu majambi, kurukan na fanna la kibaru futandi jamala, anengamia di mumebe la. O fanna to minister diamudae, kuma jamal fajambe futandi la maninga kaudo. Wo follow wolom nyenti ko na ministry ni ye pompol mi kata solar power pump system o ni jaiga yo kabo 2021 kata 2024 ye ama 20 solar power system o mwa ye wole londi banko kanya wo morning ay patata mon mindu nafa ni ajiba bidala so monguli taworo anin say ni ajibe fana sate on mindu dunta kono atara ko sate taworo la anin kele ba projet ko ni mume fawta ta fo wuli million tan ani woro wo kola ministry fana wo inata ama kuma to fengo kibara no futandi jaikala pour ninka ko ce projet do e makoy ngawo ni wo fana implement wala keda solar power system o min bidala fo system tanali wo kaito futati la ne pour ninka mes se makoy ro ko fanala wo kola la ministre afoja ko jaika fana nata kaito do fana futandi la pour ise makoy na kulumol ka yeji didane pour ise wolo no pour gambia pour ninka ma kulumol mino ka be kalanse gambia ja ila nyewol mumebe ibe se dino gambia ja wobe minkela abe bengalo wobe mon na fara ba kele nyebe sodola adin fana abe mon makoy la pour ka do hol di na molla adin fana na foreign exchange abo fana busla wokola Gambia government fana ama bla mon bulu pour ka makoy roge Gambia government fana ye il faut wulitane ka kodo do landi na fanko ko jedo mi ya lon ko fana ka jiol ke fana ka wo kono ka 2022 Gambia government for ji pump system o min lo solar power system o min lo ataka fo mon ani lulu wo mo ni lulu ay ataka mon min be na fara ko na da fo mo ma wuli tan ani fula ani kemelo ani fana projet ko ni ko do min dunda je ataka fo wuli million mo ani sa ni mota Gambian government for la posol ko pour ka je ko mon be ma ko kan bari ndol fana fo government fana fo se ni ko do landi pour ni kama sa na ba ko dingol ma ko wala wo ko la to projet ko do fana bi je ka me climate smart wo ko projet ko te mi ya lo ko afana ye be fana min na wonom ka jiwo di rural area comme ministre afale jane dola ministry la projet ko ka menti wono ka bol ma koy na santoto mini aleman tati baba ko ka ni mi mata process ka solto pour ka wol ma koy be ngalon bladol di jebije ba joso ko koleta anu je fegara so ni ka smart projet ko fara ye boholo min singa da fo bohol kebe ani bohol ta ye wala sendo baro bohol kebe bohol ta ko no ko minul ka o dapansi dolu covid minata tina ila dapanso ni nata bae so minna ko minna so da fo dollar million tannin say ani wuli kebe worola so yes 18.7 yes so the population of infant I target wolo nyinti abitalo fo mo wuli kemes wuli tanse anufla adin domande e bolle a fekela ba wokola ila community infana ba adol affect la minen sate abitalo sate kemes sate tanan anin kele bar nim projet ko ni bohol kebe anin taw mume be man soro because of nim problem of soro dol man na fondeke so talul lul wala commence but project team of ana ila doko kono inata savings dol soto ila doko kono wala ni de ka kodo do magono wala ta buruna ko reke wota dul ni lulo bitu da ko e be tanni saba fana kala wono so sayen amuta projet ko ni bitala fo be solar power system o min kala abita fo power ani say
comme ministre ya fale nyame ni president futita abe wol inaugurate la pour mol la dafa bar wo ko la ni projet ko fana ye e kanyin akata ani fe ko le kata yo sanitation rolo kamol mi kesen e kanyin kamol sing mola suol ko ko public household latrine e ka don fana si public place marase wolto na bada to lande sai local to school to e kanyin kamol sinje mi kata fo public latrine data for about 40 and in household data for 144. So wokola Minister Diamata fana na fana na minketa fisheries partnership mi alon ko ni EU ya asoto. I will explain comme ni EU la kambe moto amunda sai kambe woni ko minda abe Diamata da wato de information so EU bulu ka tatina ko kambe woni ka tulo bula de ko abandane. Bari protocol min ben tema wo bi je wo bantale wote tamal ko protocol wono ni dinale kambe so mi nyanta tamandira wo close tale kambe woni wo be taral tema le pour ni kam ko ni pare ta bulla pateke pour ka diam kambe ta ko ni solo lela so lafto ko mandi na baate bari wo ko la wo patla si ko fana ay sango lo nim fish port wala ni de ka ni mo le andale I won low floor. Wo tanki nani lomo fo chemba. At the moment nga nye wuli nani nga kejele. Ibe tokotoka la video na para manna bete ano ba ke nunda be jela jane. Bari ibe tabata bagele anu be monitor kan na agriculture unit. Ila director biya Dr. Jata ibe wo tokotoka kan wo sate wuli denta wala kombo iskono. Ataka fo sate tansaba anufla. Itolle kafute kafolo nimbe mo mele pour la community mo sa kula la pour la community empower pour ka jeto itol français da pour ni mo le do ko ye da fara wo ko la ina ta fish drying place da de pour ni ka ye da la pour ni ka mane ni ba jala kana contaminate pour le da kana fenso ko mi sa mol tora isa jabla to mi alo ko asebol da fa e da fara ye do sang ni la do sang ye min du ni ni fa ko do ni da fo boto mola ani lulu mi alon ko e wo fanan dundila burka ni ñewol mo lande of recent ibidala kunda nyanta wala kon fana nyanta wuli worola ñe wuli worola kala wo en kunda yuara so wo fana ibigaje jubela and wo process wo fana be start atemela ala ay bi fana dia bu wala ni ko ni EU support fana ye makoy fish set fish landing platform wolom bunjur tanye wollo tara pare min tara bara je be tara je because la je ko ni futi da bako e ke juro bango pour mo e fek wo sai ye nyimmi da wolo ni je be ni juro na plan to mi alo ta senata e be pour ni kama dol fo jida nyemi do kana fek so ta roso so e woda dale bunjur nen ka tanye wolta pare tale e nyata han over bon kode ke inata bluff la fana be keda carton ani sanya carton ta kuma sale mi alon ko sai the foundation of bande ba fana ka 6 months time sorry let's say in the next about 5 months anyanta parela sanya ta wo fana na procurement process ani contract process in the later about but then at the moment wo fana completely so bina finalize the pour sanya ta fana se kuma so pour ko pareli comme ay bi fana fo lo ñi ko EU e mako roke pour que bla dada monitoring center lo won cross bla ani jibe bla lo le department of government ko fishery monitoring center ni fishery monitoring center aka jibe roke pour ko lancer abeda da bako dunia ko dol ba jara o maso ba jara na data lansi ta ndolbulo ndolno requirement beacons ay soto ataka dawda dunia ko bajala wolom nyinti ko ni wo kulwe tiyaro ke dawda ni mo nata kala ni dolia ko ni kulwa ay din tiyaro ko mi lisa fa jabe ni ilin kulundol sida nyola ya fo wato mimbo ni a jibe han calculer karfula ko balo isa retract e ba kulwa mo fe do jara be dum dane ni ko 12 o'clock wo 12 o'clock ko kulwa taramu to wante kulun jamal bo fanna 12 o'clock then the balon dale then wala ka tinda ko kulul mutano le report on data
ko ni jalotinya wante kudo ke ne time o dina le watu fo ka londo ko kudu jamal bo wat fana so se commande ni se diamo and minister ta di jam fana ko wo diamo le be mengena will be joro ke tale ne tijaro ke ka joro ke ba ko min fana ko ta ka fo je wala fana mun ci jama luwa e di minu ka jalo la ba ko inyata jalo ni anyata reflector sur la sudo ni tilbulo ba nyata fla ko fana so la pour ni kama kulumbal ni be kamera isa lo jalo la jadi because ne jalo la jadi te kamera talo la ba ne fla ko jala sa ko ko jala jalo le dije so se jengelo ay so wol fana mu de mara wol fana damela je bamba wo to baade so ay fana do mi dia wolo akokolto wolo fana ti mi alo nyemolo ando o nyemolo ando la karola ay atandi ko ministry in profis project olomo ni la buldo yo bulunga fish national fish hatchery ni be sapo nga handover yale pour ni kam ise wo console maintenance pour ka ni molendo continue no bankoka so at the moment apart from the 18 ye minulu 10 fish spots e wole dala bari kutabal di bile lola wo be kala tandulle ibira kutabal farana je be kala tandulle wo tandulo tanano bi kala pacha anda tawo bi kala jahali so yunu faram be mu ministry la katoleti pour ka jako mon kam fo sembo ka kala na marine resources ka wolo ba ka sembo talaka pour ñewon sem continuer no sajense agriculture fana molende pour ñu fana pour ka bakor ka media lo ke kay kulumni wolta ke sementia ke makoy ministre ta bi jako aba ministry kulum mo dala wo kulum mo ya dala pour ka di molla community to ala target community pour ñu ka maka fonni kelu dundi de mo kono ani fana kanyim bakwe kala wolo mu ala ngadiet wo kono ya ta di jane ko wo kulul kita dame kulul dila accessory galon anu masio wo dila dame tato e kulul fladi bujur kulul saba sada kulul fla tanje kulul fla burfut kulul fla banyun kulul fla anu fana sek kulul woro la dila saltonto bengeda bintan killing salkene killing balewo killing bambali killing giraffe killing telaba killing ani jare mayo fana killing soto so nyimmu be puruka ministry ani banko fana makoy be wato minna de maba ka jela ko ning salon sida na badi woni sade ya salola ka je banko ka soto banko ka so badi puru be ka mata be makoy ro ti bando ba to problem on soto so franya o ministry fana ya tandi ko puruka ni fana sebentia ka nye tiya de mo bonni banko ka mollo ko la santol to dima so do to fula dumbo di balon dale de mara jora wala bi alon ko aman ke do wala jora kendo fenol fara bi je kam ya ko dole wala mo to ka dole be so de ke nak nyola wo hani nyebe so ran be ya kabuda ko be minister tan di nyame police de ma ko e minister of interior bi jaw we say thank you very much with your team ye ma ko pour ni na mol ta ka rawola ka wo mol arrest ko ya tan di nyame kulu wol arrest ta ko kulu tan ni woro ye muta idina masimo be dum padre nevi fana we have to stand there it is the navy ye muta ye pa foka be nge samba kitio ila kitio banta ye kalon febo like tanto like wo kola de la kola so I offer it and ko buruka wo sembentia ministry e bono cyclosa buruka dinna sfiro ka so la minu bije purina movero katani ko korosi ka juve mo do bay school sa Bintara fo moto bicycle tam pour ka di ni lalle side officer solla pour ye wo fana do ko ke bara fana di amude ni na ko na loi la fana bare ni be do ko la loi la ke ma ko so do ko no loi fana na blago je wolte de kay so wonde to ala kawo ka yamaro ka nata pour ka si ko falundi wo falundiro ni FAO la ma ko ro ka la fisheries act for another regulation sida ngabira mo jamal bidang idabo siyo korore ni sida na skeko da konsolide wala ka mol kuma ni binya no ge dabe je mo ko ko andi interest biye ni si nga jibe do ga biro biso no
ani tol fana biro mi soto nge kafundi nyola mpareta wala sida fana ni sida fana na validate ka tandiko na nyinde fo alto na nyinde fade anade wala sa ni sida go validate sono ke mpareta na o kaito nyiki FAO pri akafunyola ni atina ko minister of Ministry of Justice now for the process the cabinet and also at this place. I go over for the drilling regulation of Jame. A review of the water policy for Jame. Development of water bill is very important for borehole drilling. Come I mean for Jame, come tight and go. Multiple borehole sinks come at Asiana Makoka. So that's a law below la Puka Jeko called Dolphin. So Gabira then Pundoga. Comme Blanco Makili Bijela for a long time, for ministry and EU and in NOAA, la ministry la Katodo, I Gambia Canadi, Ujaman la Media Lock is a Pululo Gambia Can because of certain things compliance. Komatela Yatoka, team can only Mapulu Dokola, Yakata 4 Gambia in sanction in Canada, and if no one has a certificate in a provisional certificate in this July. The complete certificate Gambia la kaita de ko na compliance ni yawo and we will make it amanda na tunda mama kwela but momo ya lo ke ka nyedo ko ke anika nye fara futi ni bako ka ka sama America wa Angleterre wa EU ibe continue na dola tawake so ba fola le ala baraka bake yeah the government need to hire you. Thank you so much. So we have more questions, or if not, I invite the Honorable Minister to say things in Wolof. Honorable Minister, I need to give you some Coca-Cola to drink. You look like you need energy drink. Now, for the English listeners, I think I need to update my presentation. Like the guest said, we are constructing 50 new homes, 10 at Jahali and 40 at Pasha. This is all to develop aquaculture to avoid depleting of our species resources. Now, we also talked about the fish landing sites. 2 already are completed and are waiting handover. 1 at Tangi and the other one at Gunju. For the current year, tenders have been invited. I think one contract has been awarded to do one in Kato, and the other one, the process is almost completed to bring another landing safe at Sanya. As I think the cost of $9 million is provided by the EU support program. Now, I also want to inform that we are all witnesses to indiscriminate borehole drilling throughout the country. Sometimes no regard for hygiene, no water quality tests. We are also coming up with regulations to regulate borehole drilling in the Gambia. And we're going to call the public to comply with us when the regulations are out, so that all borehole drillers will register with the Department of Fishing and Water Resources. And we are advising them that all waters from those boreholes should be tested to see if they are fit for human consumption. The 110 boreholes that I talked about, I have informed you that 68 already, the funds are provided for 55, and we made a significant saving, and we added an extra 13, making a total of 68, leaving a balance of 42. And there was a funding gap for that 42. We have approached the ADB. I spoke to them personally, and the Minister of Finance promised that we will be traveling to Abidjan, and we are very hopeful that before the end of this year, we will be able to secure the funding gap of $6,650,000 to complete the first one. So the whole 55 will be in the year 2026.
The PS also reminded me that 14 public latrines were constructed at public places, i.e. schools, marketplaces, mosques, our sites, and 144 have been built in communities throughout the rural area. And this was all part of the funding that was provided by the WASH project under the African Development Bank. Having said that, I would try to briefly inform all of the audience, and if possible, maybe myself people also need to know what we are doing at the level of the Ministry of Fisheries. Limit your con my fear jahali so de jahali ngegas fish pond fear ya jen fuk at US at yen fuk at acha bo yet they koyo kachin lile ka currently sapo at jahali fuk at yon meta go faleka also so de budu Mariam Tanje fiji ngeen di wàcce jeen jaay ko nit ñi ba pare toppatoo ko sàpp na fu ko ñaar koreen bi jigéen yaa pour use EU bi xaalis bi ñu lay jox noonu ci boobu lañ ko sàmpi xaalis bi ñu jox noonu ñu ngi def tenda ñu de ñaar mooy Sanyang ak Kartong bu Kartong bi joxe contrat bi ñu ko sàmpa bu Sanyang bi tam léegi te ñu amoon contrat bi ñaar yooyu dafa war a nekk ñaari million dollars yëpp nga jógee ci xaalis bi di joxe ci li ma doon wax nag about ministre ne maa ngi local government yàgg na nan naa foofu bi ma présenté yaa ngeen fisheries ak water resources dama laaj suma bopp ndax mun naa ko def waaye tiim bi ma ko fekk dañ ma teeru ànd ak man woon ma yoon ba léegi man suma bopp d'accord naa ne léegi mun naa ko def ci li commencé mooy ñaari affaire moo fa nekk moo gën a important mooy ñun suñ affaire ndox bi amee ci dëkk bi fi ak suñ jën bi suñu ministre yi loolu lañ war a sàmm ndax ñu tey ñu am ci njëriñ ak fi ko génération ci biir loolu samp nañ gàllankoor boo xam ne jox nañu xaalis $12,500,000 samp nañ 25 boreholes right now ñi fa des juróom-ñeent rek moo fa des pour ñu mu pare gas nañ borehole yi dee nañ pipe si bagages yaa ngi foofu soo gisee contrat bi tardé sax xaalis bi day tardé ñu jot xaalis bi ci biir sofa ñu ko fu mu ne nii boobu tam close la waaye yaakaar naa ne bañ a yàgg boobu tam dina jeex parce que jot nañ fay nañ bi léegi fay nañ contrat bi ci ko liggéey bi ci loolu téeméer ak fukki borehole gas nañ ko ci dëkk bi suñu demee boor ci kaw bi loolu mooy suñu liggéey ñun dañu war a make sure kaw bi am na ndox kaw bi tam bi ñoo waxee groupe centres like Makati Basse Farafenni Soma Kunta ak yooyu ñu ne noonu Brikama Ba yooyu boobu ci on na rek foo am na 5,000 nit ñun duñ dee yore loolu nawet boo ko dee waaye lu manqué loolu boobu mooy suñu responsabilité ci anam loolu xaalis bi jot ci ko ci aide bi kii dañ ko mën a sotee weedal dafa war a liñ am dafa war a doy juróom fukki bokkul ak juróom rek waaye dañ ko mën a yooyu pare na xaalis bi dese seet nañ mun naa def yeneen fukki ak ñetta so dafa doy juróom-benn fukki ak juróom-ñetta already xaalis bi doy na pour loolu li ci des mooy ñeenti fukki ak ñaar li war a compte loolu tam mooy $6,650,000 bi ñu leen aide man su ma ko wax naa ak boor bi fii boor bi wax naa ak administration bi tam ñëpp d'accord nañ ne dañu war a jot xaalis boobu pour liggéey ñu mën a jot ndax ñu war a am ndox lu important la lu mën a am ndox lu yaakaar naa fu ministère bi amee jot man ñu war a ànd ak moom Abidjan ñu dem toppatoo loolu ndax ñu jotee xaalis boobu ci 2026
ñu mën a jekkali fortitude yooyu ñu def pendant que ñu gas loolu am na yeneen suñu wala la président suñu mbokkee dañoo ne li ngeen gas si kaay suñu ko am na foo xam ne sax dafa am day jël ay air dugal ko ci biir bu ñu ko posé dañu am pour gasaat beneen boobu mooy ci biwaara dañu gas beneen boobu pour ñu mën a mettre ndox mi ci biir posé bi tam am na erreur yoo xam ne fekk na fa lu ñoo koy ayal about 20 place ci 68 bi discover ko benn bi last one bi mooy last dimanche bi bi amee report gas nañ beneen boobu kon dem óol war bi posé ko léegi ndox mi yëpp baax na di ñëw boo use soo gisee ne day war a révolution pour gas boobu gis nañ boobu ku nekk ko di gas léegi suñ ko gasee luy seet ndax fii dafa jege kama dafa jege certificat te loolu war a am li nit ñi di naan nga mu jege yooyu soo day bëgg a def régulation ñiy gas boobu ci dëkk bi yëpp dinañ lay sa ak ñoom suñ ko gasee ñu dinañ ko advice am nañ suñu water sources staff all over the country am nañ ko fu nekk dañ am suñu officials mais la seetal ñu advice la fan ndox bi ci génn am nañ laboratoire yu fa amu ko dinañ jël ndox boobu ñu test ko ñu gis ne ndox boobu doomu aadama war na ko jëfandikoo loolu lu important la boobu rek boobu dinañ ko génne mu nekk suñu luwaay war na tam ne suñu business act bi dafa nekk loo xam ne suñu buggee suñu demee ci biir am yeneen suñu buggee suñu ko buggee def day am problème jafe-jafe soo gis nañ ne dañ war a sensé luwaay bi FAO dimbale nañ jox nañu xaalis def nañ study si ñëw nañ fii toog nañ ñi seetlu affaire bi ñu d'accord ak suñu officiel si ak ñi nga xam ne yaa stakeholders ndax yaa ngi foon chef yaa ngi ci gox si ñëw nañ ak yenn stakeholders yëpp a toog ci koom ak ñi fi national assembly sax yi bàyyoon nañ leen ñu seet ndax lii moo jaar kii tënk affaire yi napp affaire yi fii du bañ a yàggal suñu jotee copie bi nañ ko yóbbu ministre of justice ñu draftal ñu biir bi ñu yóbbu kanam ñu par yóbbu ENAC régulation système bi war a ànd ak bi mais sax am na doole pour léegi-léegi mu ceeb loi ne ko nii la woon waaye dama gis ne kos ak yoo ko doon defar maa ngi changé def mooy régulation si am na régulation yoo xam ne right now changé nañu day doon am gaal yoo xam ne bi ngay defar ci géej gi gaal yu ndaw la man bi ma ñëwee li ma ko fekkal mooy dañ ko def ñaari catégorie industriel ak semi industriel bi ma demee bi coono bi bëree ci géej gi complexe yi bëri ñu ñëpp ñu toog suma officiel si gis ne boobu warta am si lañ ko ceeñ def benn catégorie mooy industriel fishing vessel ku am gaal boo xam ne fii laa wax foofu nga war a commencé nappam te mënuloo xam rek sa gaal bi mu ndaw yaa xam nga yow sa foofu yaa xam nga yow foofu tax na gaal yi nekkoon suñu géej gi wàññeeku na trop soo déggee fi coono ci ay espèces maa ngi leen di yëgal ne tey juróom-ñaari gaal rek ay ci muy am European Union juróom-benni gaal rek moo fa nekk te boobu seen naaj si mu ngi expand bis énormément kon boo kees boobu close laajte nañ ma ndax suñu agreement bi ak EU agreement bi ñaar la agreement bi mu fa boobu ñu ko terminé di ko suñ buggee ànd ak ñoom ëllëg fexe jéego bi nekk suñu diggante ñoom boobu mu fa protocole bi mooy di ko doxal boobu expire boobu di ñëw ko ñu bëri ñoom ñu ngi xalaat ñoom tamit ñu ngi xalaat dinañ toogaat seet lan la ñu mën a def ku nekk njëriñ bi ci war a am nga am ko ñoom suñ waa dëkk bi fii dañ fi ne dañoo am ci wér yu ne fa tuuti ñoom ñoo génne jël fii boo ko ñu ñoo jox ñoom seen parlementaire sax ñu ngi leen toppal ne li ñoo fekk fi boobu jël jaaxal ko jarul ko soo kon kii mu ngi fu moo fanaan kii mu ngi fu moo fanaan foofu lañ dem soo ñëpp ñu ngi seet ñu daal di seet mais lii moo koy seetal si ñoo négocié ñoom taxaw ci biir li fi bi kat dinañ laajte soo ko yoon bi lii yoo def ak yeneen dëkk yi waxuma ne dinañ mën a am yëpp waaye dinañ ci sori yoo
ñoo defal beneen dëkk ñun tam xam nañ ko dinañ bég soone ñu laajte loolu wax nañ tam ne gaal EU bi fi ñoo nappa ñun suñu laaj mooy 200 nautical miles ci biir géej mooy high seas ñoo foofu lañ di nappa su ñoo nappa nag tout la fiche lañ di nappa tout la fiche lu loo xam ne bari li ko lekk fi dañ ko def process amul fii fàtt yoo xam ne ni ko process fi ñu ngee laajte nag ñi nga xam ne borom alal lañ te bu nañ ñëw si dëkk bi def fish processing plant créer ñu liggéey pour xale yi ba pare pour que seen jàmm dinañ ko am ci dëkk bi boobu bu amee fii am port boo xam ne gaal yi foofu lañ leen teer jël yoo def fi ci géej bi yëpp dafa war a wàccal loolu la ñu waa di wax parce que boobu am na waaye dafa amul ci biir loolu ñun lan lañu jaaykat mooy Japanese agency bi ñëw nañ fi waxtaan nañu ak ñoom wan nañ leen suñu jafe-jafe ci fànn boobu suñ jëtt bi nekk fii gars yi dem nañ gis nañ ko yóbbu nañ leen Brikama fish market ñoom ñoo ko sàmpa fii ndox mi bi wàcca am na problème parce que dem naa ko di ma ne ci yóbbu nañ leen foofu ñoom ñu ngi seet naka la ñoo mën a imposer loolu bu defee boobu problème boobu sonn dem nañ Taygetam dem nañ Gunjur machine bi war a defal ay si ndox ñoom ñoo ko finance waaye day yàgg te du bañ a yàgg di nga gis pour ci boobu ngay ñëw pour defaraat yooyu dooleel leen su ko defee gars yi jaay foofu mun a am ay yu waree ci lifin bi tam dem nañ tam ne fii kii wota mooy ndox dafa am loi bu ko war a tënk biir bi waaye dañ ko seetaan nguur gi ci boppam ñoo fi ne kii émission créé ci dëkk bi dafa bari dafa ñu ne lot kon di ko def su nañ wàññi yooyu poson boobu nekk ko boobu la ñoo seet naka la ñoo ànd ak loi boobu te yooyu bañ a nekk foofu ak moo tax police def nañ bi laaj bi soo xaale jox nañu xaalis après le consultant fay nañ ko advance pour mu seet suñu wata police mu taxal ñu ko ñu ko waxtaan ndax mu doxal dëkk bi et suñu affaire ndox mi loolu lañ ko doxale so yii nii ak yéen naa am su wax ji bari léegi ma fàtte waaye ñi ma fàtte woon ci àndale boobu laa bi fii ak jéem naa tam ci seet ñi déglu olof pour basket bi ndax ñu mun a understand li ma doon wax fii am na ñu nekk fii ñoo xam ne ci secteur bi gis naa fi pour Omar Gueye wax naa tam ne gaal séeréer yi day nekk ci géej gi day def complet ci ñun mais gaal yi mbakk dañ leen doog seen baal yi pièce bi wax na ko fi gaal yi daw tam seen warga soo napp soo defee sa baal nga def fa flag ñetti place fi mu em fi mu commencé ak ci digal su gaal di ñëw mu gis ne flag bi fu flag bi nekk baal boo fa nekk bu teg wala guddi nga def reflet mooy su la bi taale rek dina xam ne bii mbaal moo fi nekk waaye soo ko fa defee reflexion nekku fa ci guddi flag nekku fa gaal baa ngi daw su loo génn bi baaxul ci gaal bi ci boppam dafay am gaal yi loolu moo dee waral gaal yi daw seen bagage yi gaal yi bari di ko doon waaye ñun am kees boo xam ne report nañ ko ci ñun oo yu borom gaal yi feeku ko ñëpp yaaxal gaal bi daw amul kees seen ñëw ci lépp nekk nañ soone fay na ñëpp seen association bi seen piaro bi mu fi war ngay mu fa moom mun na confirme loolu benn kees ñëw ci yoon mais tam maa ngi ko dégg si kii rajo am na benn nappkat bu ngeen léeg-léeg dem ci ministre bi département de pêche ñooy ne mënuñ ci dara loolu am benn kees ñëwul liñ ci war a def def te fi ñu ko wax ne loolu lañ war a def xam li ma xam yëpp feeñ suñ jàllee foofu tam dañ bëgg a yëgal tam ne suñ département bi ci boppam am nañ machine foofu bi war a defar lekk pour jël fi yoo yar jën yi ku ko soxla pour def ko am na unit boo xam ne moo responsible aquaculture mu ngi fii toog Saalum mu ngi fi toog ku ko bëgg a def soo ñëwee ci ñoom na leen dimbale ñu seet dem seet fi ko war a def advice la ñu ko war a defee te maa ngi encourage
Gambia si particularly youths ñu def ko ndax suñ defee loolu dina wàññi suñ nappa bi ci biir géej wax nañ tam ne EU suñ exclusive economic zone bi mooy after 200 nautical miles foofu tam ndox bi nekk foofu comme que boobu ñu la gën a jege ñu ñoo am rights daal seen gaal yi EU muy nappa tuna fish nag dafa am association bi ñoo xoolee International Conservation Atlantic Tuna mooy ICAT ñoom ñoo amee loi wane ku nappa tuna ku nekk da nga am dëkk ku nekk da nga am quota boo jàll sa quota boobu ci biir loolu ñun ñoo joxe licence yooyu ci gaal yi jógee EU mais leen licence ñu fay gannaaw licence bi tam tool bu téye bu nappa dafa am fii ñoo fay su nappee quota boo xam ne boo ko fa lii leen alaaw dañoo am extra payment bu ñu teg wax nañ tam ne suñu régulation si téye nañ ko suñu lancé li ñoo fekk lancé post time benn factory lañ amoon waaye gis nañ ne ak bi waxul loolu gaal yoo xam ne Gambien su ko moom wala koo xam ne yaa ngi nappa ci dëkk bi fii yaa ngi amee processing plant yaa ngi investi loolu fii am nga right ñu jox la loore si yooyu waaye su loolu gaal boo xam ne borom di waa Gambia amul benn investment fii increase nañ fii yooyu waaye 100% am na gaal yoo xam ne benn gaal bu ngeen koy amoon 5 millions pour la gestion culturelle waaye itam kii fas bi mooy fi ñoo wol jën yi benn ni Kaatam benn ni Sanya benn ni Buñuul wala kenn laajte na sax bu Buñuul bi ndox bi lay génn foofu woon naa ko ndox boobu caa ngi si les grands tours optimisme septique tam loolu amatul ñooñu binda mais ñoom dañ ko soxla pour dugal ko si ay bidon yónnee ko China léegi dañ koo def ma ñëw bu génnee China boobu kenn tubaab ko léegi wane tam ne fish meal si ñu daan fi ak laajte dafa tuuti yokk nañ ko ba 300%. not only dañ ko yokk day nekk soo ne at bu nekk ku nekk nga fi ko soo fee ñu tëj sa place ñun dañ ko wax intérim agreement moo fa nekk duñu mën a daw rek tëj ko foo ñu xaar su ko defee ñaxal ñu luwaat wane nañ tam ne gaal yi lay daw suñu géej gi suñu duggee foo xam ne waruñu faa dugal am nañ machine ci département bi soo amee suñu flag nga amee suñu lancé nga connecté ak suñu système bi foo mënti nekk ci àdduna gaal boobu ñu ko gis lu mu mënti def even su fekkee ne laas moom la ko def te yóbbu ko su ñëwee suñu machine bi nañ gis gaal boobu fa la nekk lan la def dañoo war koo am ay mairie bi ñu dem arrêté ko ñu indi ko yóbbu ko ñu araman ko mu fay mu dem ak dara fay ñu gaale gaal maa ngi sonn ba maa ko yëngu bu leen gi ne leen na liere keneen ku jël seen balaa loolu boo lu lay yor mu def ñàppal nga xaane naa yaa ba ñëw ñàpp ñaa sagal ñu wala xaane bi commencé ñu wala sagal ñu ma di kaa xaane ñu ko sigé ni na ku yëngu yëngu la ko to ji ala yere natukatu kammu ɓe ɗum hande jiñe jiiɓe ɗum woni jaɓatnoma ni so ñaaya ko holɗum soɓe woni posé jiiga soma jiwoni omuna bohol drini bohol no soren awa soren so septiki kante ɗi so tawi gara awa soren kaminen gara ɗeni jeeya tawa wa luwa ko nani bohol ma ka fuɗumaɗa kala pikkiyani wala sohol ndiyama hara bohol sohol wonara noon payi wala dikira bananga bohol sohol wonani algana timbere tawi wona jiggira testi ana jisire aɗa hiɓe ɓeɗi na jangoletinada wattena wo mara ɗuto ɓoyni wassalam. Thank you, Honorable Minister. You can remember my opening remarks here. I said, you will not go home empty-handed. You will have a lot of information from the Honorable Minister. But I was not worried about exiting the time because I know you'll pay. That's not a problem. Thank you, Honorable Minister, Chief Minister of Fisheries and Water Resources, the Honorable Ministers who are present here, the audience, media. Thank you for coming.
It's been an honor and pleasure. We don't have time, and Honorable Minister is not ready to pay. Anybody want to money? Just one person. No, if you go beyond this, what you say is corruption if you pay. So you don't want to be accused of paying that is not part of the budget. Yeah. No, thank you very much. I'm sure we'll have another one sometime before the end of the year. Thank you for coming. Thank you very much. And then standing ovation for the ministry. Thank you. Thank you very much. We have the Thomas Store, the Honorable Minister and his team, and the Honorable Ministers here, and some of the staff. Thank you. Thank you once again. I'm honored to be in your midst. Thank you very much. Good night.